wa ala alihi wa ashabihi wa xulafaihi man ihtada bi adihim ila yawmi din. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. yéen mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ak mbokki auditeurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy déglu, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen baalu àq ci weeru koor yi ñu nekk. tabarakallah ñu ñëw fii tey ci Mourchid TV dans le cadre université Ramadan yi nga xam ne ren moo nekk 24e édition. ñuy nuyu nag ñëpp te di ci jiital suñu kilifa Seydi Mouhamadou Moustapha hafizahullah wa ayyadahu wa raha. nuyu comité scientifique bi nga xam ne ñoom ñoo jiite liggéey bi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom lañ ko bokkal. mu mel ni kon tey dañ fee daje ngir waxtaan ci benn thème muy tudd sexe, drogue ak criminalité. Le monde est-il en danger? tabarakallah mu nekk thème bu am solo boo xam ne tamit dafa dëppoo ak jamono. li ci nekk nag boo ko seetee muy benn triptyque boo xam ne dañoo lëkkaloo, donte sax da ngay jàpp ne amuñu dara lu leen war a mën a boole. soo xoolee masalan tey lu mel ni sexe buñ koy wax, buñ koy firi ci awra wala jins ci wàllu arab, liñ ci yitteel mooy wàllu sexualité. Sexualité nag ñaare buñ koy wax dafay boole lépp lu del ci wàllu phénomène de reproduction biologique. mu nekk loo xam ne coobare yàlla di ci wane man-manam ci bind, capacité de création. parce que démb yàlla bind na nit dara kenn fekk ko ci. maam Adama bi mu koy bind kenn fekk ko ci. maam Xawaa bi mu koy bind ci maam Adama la jël bind ko. yonent yàlla Iisaa bi ko yàlla di bind Sayyidatuna Maryam la yónni Jibril ci moom mu def lim def ci moom. kon bu neexoon yàlla mën nay bind nit te kenn du ko ci fekk, waaye boo gisee nag mu def sexualité, jël góor ak jigéen ngir ñu ànd boobu dafa am loo xam ne moo ko war a lal, te mooy al mawadda ar rahma, te mooy mbëggeel, cofeel ak yërmande. kon loolu bu ñu demee tey ba ànd boobu violence di ci jógee ba muy jur ay yàqu-yàq ba ñuy laajte ndax adduna bi mi ngi en danger à cause de façon bi nga xam ne moom la nit ñi ànd ci wàllu sëy, kon loolu nekk na lu doy waar. léegi nag sexualité naka la mën a mettre le monde en danger, kooku ki nga xam ne ki moom lañu dénk waxtaan bi dina ci ñëw. beneen bi ci des mu dellu ci wàllu drogue suñ koy wax maanaam sinébar, mu nekk loo xam ne bari na ñu koy jëfandikoo ngir faj seen soxla, ngir peut-être am na état bu ñu toll bëgg beneen bu ñu jëm, waaye li wóotu woon mooy jeexital bi mu am ci cerveau système nerveux central bu nit li mu yàq mu ëpp. léegi nag bu ñu jógee ci lu yàq ba mu doon yàq maintenant ci nit, dem maintenant ba pénc, drogue dem ba maintenant di yàq adduna bi, yàq pénc mi, ndax ampleur bi mu jël ci fànn yëpp. loolu tamit laaj na ñuy pose ci ay questions, lan moo sabab loolu. ñetteelu centre d'intérêt bi mu del ci wàllu criminalité. criminalité nag ku ko dégg rek moom mooy loo xam ne lii ci wàllu def lu bon moo nekk ci cëpp moo féete kaw. loolu tamit dem nañ ba tey yaatu na trop ci àdduna bi, rawatina suñu réew yi lee, rawatina suñu réew mi lee. rayante bi, ray bi métti na ci fànn yépp nag. loolu tamit mu nekk loo xam ne lii jot na kon ñu poser ci ay questions, lan mooy sababu loolu ak fan la ñu jëmee, ak lan moo tax nit ñi àdduna bi mel dañoo toog ci une poudrière. question yooyu yëpp nag suñu mbokk ñu di ko wax Abdou Latif Aïdara
moom moo war a waxtaanee yooyu yëpp Abdou Latif Aïdara nag suñ koy présenté moom mooy directeur général centre africain d'intelligence stratégique paix et sécurité directeur de l'observatoire des menaces terroristes des radicalismes et des risques criminels tabarakallah dinañ ko jox moom mu def benn introduction bu yaatu ci triptyque boobule lu man waxtu dinañ ko jox mu waxtaan si bu ko defee bu jégee ci loolu nag waxtaan bi li koy enrichir mooy question yi nga xam ne moom la nit ñi di poser ak contribution yi nga xam ne tamit éventuellement dinañ ko indi bu ko defee nag buñ ci eggee ñu ubbi leen antenne bi ci 88 628 66 92 bu ko defee ku ci am looy contribuer nga indi ku ci am looy laajte mi nga laajte ko donc loolu la ñu amoon monsieur Aïdara ci lu ñu doon ubbee bu ko defee kon xam naa tabaarakallaa ñu bàyyi la kàddu gi gannaaw bañ la santee ba pare nag ci sa wàllu temps bi nga jël consacré ci waxtu wile parce que ku nekk xam na ne amoo jot ne buñ déggee ak buñ la déggee sa cursus ak sa taxawaay xam nañu amoo jot waaye teewul rek comité scientifique bañ la ñaanee bàyyi nga sa lépp ñëw ànd ak ñun ngir contribuer tamit ci loo xam ne tamit développement réew mi rek moo ko tax a jóg tabaarakallaa bu ko defee kon xam naa kon ñu bàyyi laa kàddu gi ngeen baal ñu wax salaamaaleykum wa rahmatullah. baax na jërëjëf Mbengue maa ngi nuyu kilifa kër gi di nuyu njaboot gi yëpp di nuyu ñu ma fekk fii muy journaliste yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci télé bi di la nuyu yow xam ni bari kii démb ba léegi ñuy jokkoo di ziar wér di leen gërëm it ci li seen xel dem ci man ngeen woo ma fi invité ma thème bi comme ni nga ko expliqué dafa di thème boo xam ni dafa dëppoo ak jamono fi mu nekk nii toll nañ jamono joo xam ni jamono ci boppam sax dafa wëradi fi mu nekk nii dafa wëradi ci sunu biir sur le plan national dafa wëradi ci sur le plan international état yi ci seen bopp léegi diggante état ak état wóoratul comme diggante nit ak nit wóoratul te ñun Sénégal daanaka dañoo wër ndombo maanaam dafa am li ñuy wax ceinture de feu maanaam dëkk yi ñu wër yépp dañoo am problème yoo xam ni problème yi dépassé na leen jéggi seeni frontière ba bu duggul Sénégal it am na ci yoo xam ne moom dugg nañu Sénégal am ci yoo xam ni it jóge ca frontière ba taxaw te yàgg-yàgg buñ ci jógul dinañ yagsi donc loolu laa bëggoon ñu waxtaan d'abord ci wër ndombo bi li ñu wër ndombo bala ñoo dugg nag ci problème yi Sénégal proprement dit sama premier slash bi moom mooy wane dëkk yi nga xam ni àddina bi ni mu nekkee en danger bu fekkee ni mën nañ ma ko génneel voilà gis nga tableau bii li nga gis muy xonq lépp danger la li nga gis muy xonq yépp seet nañ ko ba xam ne ñii nekk nañu situation boo xam ni du jour au lendemain mën nañoo tàkk boo ko xoolee Afrique moom complètement dafa xonq arabe yi dañoo xonq européens yi daal moo ci dem jëm Asie dafa xonq Amérique latine bi dafa xonq cooy lii mooy tableau insécurité mondiale dëkk yi gën a nekk en danger gis ngeen ko gis nga ñun ca lañ bokk te ñu ñu wër ñëpp ca lañ bokk aussi parce que ñu wër problème bi boo ko déggee xam nga tey da nga dégg ñu naan la nord Mali par exemple Mali gii nga xam ni sunu digganteeg moom am nañu presque 419 kilomètres de frontière boo demee sunu digganteeg Mauritanie dex gi nga xam ni moo marqué sunu diggante 1700 kilomètres la de frontière xam nga loolu dañuy wax 1700 kilomètres 419 kenn mënu koo surveiller am nañu ay postes yoo xam ni ay postes duggukaay la ñu ne booy jógee Mali di dugg Sénégal fii ngay jaar waaye foofu nit ñi nga xam ne dañoo jub ak jubal ñoo fay jaar mais ñi nga xam ne jubaluñu te naruñu yàmm am nañu yeneen porox ndoll yu ñu mën a jaar ba dugg biir Sénégal donc dëkk yooyu bu ñu amee musiba bi tôt ou tard ci ñun lay jëm si te boo demee Mali am na fondamentalisme religieux maanaam ñi nga xam ne nee nañu ay terroristes lañu ay jihadistes lañu ñu nga fa boo def affaire immigration
illicite mu nga fa. traficu fetal, traficu drogue, traficu cigarette lépp nga fa. zone de commerce yoo xam ni commerce illicite boo xam ni commerce bokkul ak commerce légal bi nga xam ni moo am ci réew mi mu nga fa. boo demee dafa nekk zone boo xam ni zone trafic la, am na slash bi topp ci bii di nga gis ñoom ni ñu trafiqué. xoolal yii camion ban douanier wala ban gendarme moo mën a lijjanti li nekk ci biir camion bi. camion yi ay cigarette la ñuy trafiqué, drogue, ay fetal, saaku yi ngay gis nii ñi moom saaku yi ñoo nekk ci kaw camion yi. am na beneen bu ci topp boo xam ne moom it camion la, moom moo gën a garaaw nag parce que lii ñoom camion bi daa nekk ci suuf gi yëpp drogue la. te gis nga camion bi bu diggante maanaam ma jox la diggante Gao ak Agadez bu ko dawee ba yegsi bu wàccee drogue bi 50 millions de francs la ñuy fay chauffeur bi koy daw bi 50 millions. xam nga lii gisoo nit koo xam ni tey ak nit àddina bi tare ak ni liggéey jafe doo gis ñoo xam ni du danañ ko jox lii bu naan déedéet voilà. donc gis nga trafic de migrants yi nga xam ni dañuy ñëw, am na ñoo xam ne bu ñu jógee fii ñuy jële gaal ne dañuy dem Espagne, ñooñu ñii jaar ci yoonu suuf bi ñoo ëpp ñooñu. ñu ci bari nag ci désert bi la ñuy des, maanaam xam nga désert dafa nekk loo xam ni boo ko xamul xamoo kañ ngay jóg, xamoo kañ nga war a taxaw, xamoo kañ nga war a tëdd, xamoo kañ nga war a nelaw te miinoo ko, boo déparé moom 24 heures nga dee yoon bi. migrants yu bari des nañ ci yoonu Mali bi. trafiqué ay nit ñoo leen di trafiqué nag da ngay fay nit, am na ñoo xam ne da nga leen di fay ñu yóbbu la ba ci diggu désert ba, ñoom xam nañ fu ñu jaar, ñu ne la xaar ma fii wala ngeen tëdd di nelaw, da ngay yeewu gisatoo leen, dootoo xam foo jëm en plein désert dee rek boo ci topp. am ñoo xam ni ay armes la ñuy trafiqué, ay fetal, maanaam boo xamee bi Libye bi ñu tojee Libye rey Kadhafi, armes ya nekkoon Libye yëpp dafa génn dugg ci sous-région bi. am na ci yoo xam ne yegsi nañu ba fii Sénégal. li ci ëpp nag mu ngi ci loxo terroristes yi nekk nord Mali. am na ci ñoo xam ne ñi attaqué Tchad bërki démb tamit Libye la ñu jóge. armes yooyu armes yu sophistiqué la, foofu lañ ko lijjantee, foofu lañ ko amee. donc dañu nekk ci zone boo xam ni maanaam sunu frontières yi ay frontières yu artificielles la, parce que tubaab yi boo gisee bi ñu décoloniser bu ñu rëdd frontière dañu teg benn point A point B teg règle rek rëdd ko ne fii mooy frontière bi. xam nga rëdd boobu nga rëdd jaar nga ci di ay culture, jaar nga ci ay civilisation, fekk nga xeet boo xam ni nga dagg leen ne ñii nañu féete désormais Gambien la ñu ji Sénégalais. boo demee frontière u Gambie bi am na benn dëkk boo xam ne boo demee frontière bi dafa jaar ci diggu benn case, maanaam néeg bi boo nekkee à gauche yaa ngi Gambie, boo nekkee à droite yaa ngi Sénégal. noonu la ñu coupé frontière bi, dañ ko coupé te ñun suñuy intérêt jiitaluñ ni xamuñu tax nit ñi ay nit lañu, ay mbokk lañu, non dañu teg règle teg fii rek tracé. loolu nag bu amee frontière amul. frontière peut-être ci këyit mën na am, mais frontière ci nit ñi mënula am. tey boo demee suñu diggante Gambie am na dëkk yoo xam ne waa Gambie bu ñu feebaree dañuy ñëw Sénégal faju si. am na bitigu Sénégal yoo xam ni dalasi Gambie moom la ñuy utiliser, parce que frontière bi nit ñi kenn ñoom xamuñu frontière. am na élèves yi Sénégal yu jàngee Gambie, am élèves Gambie yu ñëw di jàng ci Sénégal ci dëkk frontalier yi. donc lu mel noonu moo am Afrique yëpp, du Sénégal ak Gambie, Afrique yëpp la. donc suñu digganteeg Mali même chose, boo xoolee carte bi da ngay gis ni mu jube ay règle rek lañu jël di tracer. donc séddale xeet yi loolu tamit du frontière. moo tax fi mu nekk nii circulation armes yi dafa xaw a metti, dafa xaw a jafe. ba see am na tamit trafic de drogue, am na benn carte bu ci topp trafic de drogue la. xam nga drogue ñun mu ngi nii gis nga lii drogue bi Sénégal sax taxu koo jóg, Mali taxu koo jóg. boo xoolee drogue bi Europe la jëm, mais comme américains yi ak tubaab yi dañoo tëj yoonu géej gi, tëj yoonu air bi, benn yoon rek la ñu am, mooy xool état yi nga xam ni Afrique faible, état yu faible lañu, ñu ñëw wàcce drogue bi foofu, jéem ko encadré, fexe dugal ko ba yóbbu ko fi ñu ko bëgg a yóbbu, muy Europe.
dana des nag bu jaaree Sénégal nag dana fi ruusat bu jaaree Mali dana fi ruusat mais en réalité drogue bi li ko tax a jóg Europe lay jëm boo gisee nii suñu côte yi da ngay gis Sénégal Gambie Guinée Bissau Guinée Sierra Leone ci côte yu foofu lañ koy wàcc yenn saa yi bateau bi day dem ba ci diggu géej gi mu taxaw nga gis ay bateau yu ndaw départ Sénégal Guinée Gambie Guinée Bissau ñoom ñëpp daw wuti ko ci géej ga ñu def transbordement bi ñu jël ko bu ñu ñëwee wàcce ko dàgg ci secret xam nga mbuur fii mës na fi jàpp daaw benn waaye tubaab boo xam ni dafa jënd kër tabax fa benn fosse septique ñëpp defe ni fosse la nekkati stock drogue la voilà drogue yooyu la ñu jël di ko indi bon am ci ñoo xam ni itam ay avion la ñu jël def ci drogue xam nga Guinée Bissau portugais yi bi ñu leen décoloniser dañ fa bàyyi woon ay piste d'atterrissage ci biir àll bi alors piste yooyu nga gis avion bu jógee ci océan Atlantique kenn xamul fu mu jógee ñëw taxaw wàcce drogam ndànk dem nañu ba jël état boobu def ko narco état maanaam gama chef d'état-major général de la marine bu Guinée Bissau bokkoon na ci ñu doon trafiquer drogue parce que américains yi ñoo ko piégé nax ko ba indi ko ba ci biir géej gi ne ko dañu am drogue bu ñu jàngoo naan ba chef d'état-major bi dem ñu jàpp ko yóbbu ko fu mu nekk ni mu ngay tëdd kaso Amérique pour te dire que donc ni ñu noote dëkk yooyu ak ni drogue bi baree foofu léegi mu ñëw boo demee ba beneen aspect muy terrorisme xam nga terrorisme dafa xaw a doy waar parce que terrorisme gis nga carte bi carte situation terroriste yi nekk biir Mali la terroriste yi dëkkuñu Mali terroriste yi Algérie la ñu jógee xam nga Algérie dafa am ay temps ñu fa doon def ay années 90 ñu doon def élection le front islamique du salut FIS alors ñu def ay élections législatives le front islamique du salut FIS gagné élection yi bi ñu demee ba xam ni FIS ñu ngi gagné ñoonu ñu ne ñi ay islamistes lañu donc waruñoo gagné ñu arrêté processus électoral bi waa FIS yi nag am ci ñoo xam ni nanguwuñu woon loolu ñu dem créer le GIA le groupe islamique armé jàmmaarloo ak armée algérienne GIA moo évolué ba dem xam nga armée algérienne nag dañoo bari doole bokk ñoo sunu armée yi ñoom seen budget rek 6 milliards de dollars la 6 milliards de dollars c'est presque le budget de la Mauritanie le budget national de la Mauritanie donc armée bi xeex ak ñoom di leen pousse ba yóbbu leen ci frontière ak Mali bi ñu demee foofu am beneen dissidence su GIA bu formé benn groupe bu ñu naan GSPC groupe salafiste pour la prédication et le combat GSPC boobu nag ñoom ñoo dugg biir Mali bi ñu duggee biir Mali bon pour bëgg seen xeex bi gën a fees booba Ben Laden mu ngi dund ñu affilié ci Ben Laden Al-Qaïda daal di changé tur nag tudd AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique donc boo dee xool tableau bi di nga gis AQMI mu ngi nii ci digg bi ca kaw AQMI Ansar Dine fan la jógee xam nga ñoom bi ñu ñëw biir Mali dañ faa fekk benn mouvement boo xam ne dafa doon laaj indépendance nord Mali bu koy wax le MNLA mouvement national pour la libération de l'Azawad chef bi tuddoon Iyad ak Khali mu ngi mel ni rek comme MFDC bi Casamance donc ñu ñëw nord Mali bi algériens yi yegsee islamistes yi ñëw fekk leen foofu alors ci seen diggante nag mu am benn fusion Touareg yi bokkoon ci biir MNLA doon laaj indépendance ils ont été contaminés par les islamistes maanaam islamistes yi gis nañ ni islam bi daal neex na leen ñoom it ñu convertir islam te c'est pas n'importe qui c'est le chef bi doon laaj indépendance moom moo nekk léegi islamiste mu ngi mel ni tey rek bon nga baal ma ci misaal bi mais pour nit ñi gën a comprendre ñu ne Salif Sadio tey islamiste yi ñëw nañ rek moom it mu tuub léegi nekk islamiste maanaam tudde boppam Ansar Dine bàyyi MFDC loolu moo am Mali waa Touareg yi doon laaj indépendance ñoom ñoo ñëw tuddee seen bopp Ansar Dine léegi laajatuñu indépendance mais léegi nee nañu dëkk bi ci boppam la ñu bëgg mu nekk dëkku jullit maanaam mais islam radical nag lañ ci def loolu nag fa la insécurité bi commencé di law ba yegg ba état yi tamit di xeex ak ñoom ba si yàgg bi ñu créé G5 Sahel nga xam ni dañu ne état yi nga xam ni ñoom ñoo gën a impacté ci jom la terrorisme gën a laal nañu booloo seeni doole
pour mën a xeex terroristes yi muy Mali Mauritanie Niger Burkina Faso ak Tchad juróomi état yooyu ñoo boole nekk nañu former G5 Sahel alors terroristes yi seen bopp ñoom it ne comme ñii def nañu fédération ñu ne dañuy def fédération ñoom it ñu def seen fédération bopp tudde ko le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans defe naa mooy slash bi ci topp voilà bu slash bi ci topp da ngay gis ñoom Iyad ak Khali nga xam ni moom laa doon wax ni mooy chef MNLA ak lu mu tuddati Amadou Koufa moom mooy front de libération du Massina gis nga ko ne le mooy ku ñuul kële moo ci moom rek moo ci ñuul ñi ci des ñëpp nag ay algérien lañu Algérie lañu jógee ñëw installé wu normal yi Yahya Aboul Aman ñoom ñii ñëpp daal koo ci gis nii kee moo doon représenté Mokhtar Ben Mokhtar moom moo tax sax ñu xam ni Mokhtar dee na parce que bu fi nekkoon bu doon dund du bàyyi kii di ko représenté donc ñii mooy jour bi ñu defee réunion daal di ne ñoom def nañu ñoom it fédération pour xeex ak G5 Sahel voilà donc ñii mu nekk loo xam ni tamit doy na waar trop ñan ñooy terroriste ñan lañu nekk Ansaarud-Din moo fa nekk G5 Ansaarul Islam moom Burkina Faso la ñu nekk Ansaarul Islam ñoom tamit ay pël lañu daanaka bon Front de libération du Massina tamit ay pël lañu ñoom l'empire du Massina moo tax Sénégal ci boppam sax ndax ñiit le Sénégal est en danger parce que le Front de libération du Massina mooy waa ji ñu jëlee nga gis mu toog Amadou Koufa Mopti la nekk fa mooy basam mais moom nee na Massina bu ñu koy wax Mopti boobu ci la bokk waaye Fouta Djallon ci la bokk ak Fouta Toro c'est-à-dire sunu Fouta bii donc seen bët bi aussi mu ngi sunu Fouta bii donc bu ñu jaaxle suba wala gannaaw suba nga dégg ñu ne la gars yi ñu ngi Fouta parce que nee nañu ci seen secteur la bokk yagsee guñu fa mais xam naa ni tôt ou tard nee nañ dinañ fa ñëw mu amaat beneen mbir moo xam ni xam nga terroristes yi dañoo xaaj ci seen biir dafa am ku ñuy wax état islamique ak alxaïda ñii ma lay limal nii ci alxaïda la ñu bokk état islamique tamit dafa am ñu koy représenté Abou Walid as-Sahrawi moom ci Front Polisario la bokkoon léegi moom mooy représenté état islamique au Mali bon ñu ñëw ba ci typologie bi lan la bi ñu xoolee typologie ñan ñoo dugg ci affaire terrorisme bi d'abord mooy ñi amul liggéey bëgg a liggéey mooy ñi nga xam ni dañoo def décrochage scolaire ou familial maanaam dañoo nekkatul ak seen famille wala ñu jàng ba ci digg ba njàng mi bañ mooy éleveurs yi pël yi mooy chasseurs yi parce que pël yi ci zone boobu zone Mali ak ay zone Burkina Faso Niger Niger sax bokku ci zone Mali Burkina pël yi dañ leen a teg noonu du bi waaw téyel ma bii fii pël yi dañ leen a teg foo xam ni presque ñoom la ñu relégué à l'arrière-ban de la société parce que ay yàqkat lañu boo demee ci bambara ak dogo yi nga xam ni ñoom ay cultivateurs lañu dañuy bay ñoom nee nañu pël daal du nit donc dañ leen di qualifier ci loo xam ni daal da ngay war bokkul nag ak ñun ni ñu jàppee pël ñun fii président de la république sax pël la donc bokkuñu conception ñoom seen conception dañoo xeeb pël alors pël yi nag pour xeeb boobu ñu leen xeeb ñu révolté wu contre bambara yi ak dogon yi ñu jël seen révolte boobu mbubboo l'islam léegi loolu mooy terrorisme gis nga li ma lay wax nii dafa am ñaari façon terroriste moom laa la misaal nii gis nga kee nga xam ne ñu ngi koy pendre xoolal kanam gi ni mu teeyee xool ko ni mu seree wi kii xam nga tiitul te xam na ni kii léegi dans 10 secondes bu dee xam nga lu tax parce que defal nañ ko sa boppam ni ci boppam ni sa digganteeg aljana dee rek moo ci des boo demee aljana lu ma téeméeri udu ay ni ñu ngi lay xaar boo demee aljana am nga fa juróom-ñaar fukki kër boo demee aljana nangam xaalis du amatul xaalis manqué da ngay dund éternellement doo dee ci bànneex ngay dee ñu dem ba gëmloo ko loolu kii dafa yàkkamtee dee dafa yàkkamtee dem parce que moom li muy toog àddina sax perte de temps la donc gis nga ko ni kanam gi leeree
ni muy reetaane parce que yàkkamti na moom mu ngi perdre temps fii ci àjj loolu lañ ko gëmloo mais xoolal ki nekk à côté bii moom la ñuy wax radicalisation islamique maanaam koo xam ne dañoo embourbé boppam ba gëmloo ko ni yow sa digganteeg aljana dee rek moo ci nekk gaawal nga dee ba mu yàkkamtee dee kontaan xoolal ñi nekk à côté ñii mooy africains yi amuñu radicalisation islamique ñii kontaanuñu ñii boo gisee seen drapeau dëkk moom la ñu piétiner di ko joggi seen drapeau réew moom la ñu joggi donc ñii dañoo am problème ak seen réew moom la ñuy wax l'islamisation des radicalités sociétales bokkul radicalisation islamique dafa am mooy ki ñu percuté bopp bi ba gëmatu loolu rek la gëm ak islamisation des radicalités maanaam nga am sa naqaru bopp sa góomu xol bopp yéen communauté bi ngeen ne nan lañ koy faje ñu wut ay fetal ñu ne bu ñu bëggee am publicité bu baax bu ñu bëggee nit ñi di ñu déglu nañu mubawoo l'islam loolu mooy islamisation des radicalités bokkul ak radicalisation islamique donc loolu moo am normal yii boo gisee actuellement li ma la wax ci pël yi ñoom fi mu nekk nii pour ñoom ay terrorisme la ñu jël terroristes yi nekk Mali boo gisee pël yi ay kii la ñuy def ay moto la ñuy yore yéeg ci ay moto bu nekk ñaari nit a ci nekk ku nekk yore sa kalachnikov benn groupe di attaquer ay village mais ñi ñu attaquer ñëpp ay bambara la ñuy dog wala ay dogon bu ko defee it bambara yi ñoom tamit daal nay donc comme pël yi tamit dañ ñuy attaquer ñun ni nañ jóg ci ñoom it commencé jël pël yi di leen topp ce qui fait que bu ñu attaquer village bu bambara bi tey suba ñu attaquer village bu pël itam ñu compter ñaata nit la bambara yi rey ñu dem jéem a rey nit ñu toll noonu finalement population civile bi da nga te lii ma lay wax nag boo gisee ma ci insister dafa di loo xam ne sorewuñu suñu frontière bii la nekk am na ci ñoo xam ne sax dañuy daw di dugg Sénégal làqu bu ñu leen di dàq loolu tax may insister parce que li ma la wax ceinture de feu bi ñu wër parce que loolu mooy menace yi gën a am ci yi gën a am solo ci ñun. naka lañ ci mën a mucc ñun. niñ ci mën a muccee mooy ñu jéem a fagarlu. bon dinaa ci ñëw léegi ci kanam. parce que il faut que ñu fagarlu bu baax a baax parce que bu ñu fagarluwul moom danañ yegg ci Sénégal bon am na beneen slide bu ci topp bi tamit trafic de drogue la gis nga boo demee xale yi doon daw fii dañu dem Barzax doon ñu ci bari ñu ngi ci normal yi génnee ma slide bi ci topp ñu ci bari ñu ngi noonu gis nga ñee ay sénégalais ngi ci biir ay maliens ngi ci biir ay burkinabé ngi ci biir seen principe lan la dafa am ay chef yoo xam ni ñoom ñoo yore mbir mi bu fekkee ni fexe ngeen ba mat fukk ak juróom ñu jox leen oto jox leen ku nekk fetal am ngeen droit ñii drogue la ñu yeb di ko escorter pour traverser le désert drogue bi bu ñu ko yabee bu ñu camionnette bii bu ndaw bii bu yeggee fa destination presque 100 millions lañ koy fay donc calculer 100 millions bu dee 10 camions la presque 1 milliard la xoolal camion bi ci suuf nii ñi ci nekk tamit nee nañ ay jihadistes lañu ay islamistes lañu mais en réalité drogue la ñu yeb ba mu fees nii moom la ñuy transporter xale yii nga gis nii 300 euros par mois lañ leen di fay kenn ku nekk plus bu ñu yeggee à destination ñu am genre per diem wala indemnité boo xam ni dañ leen koy verser am na sénégalais yu bare ñu ngi ci biir foofu ñu ngi fii normal yi ci lii la ñu nekk donc te ñooñu tôt ou tard dañuy dellu si xam nga voilà donc slash bi ci topp nga gis ñii ñooy bambara yi ak dogon yi c'est-à-dire ñii dañoo wut ay fetal parce que pël yi dañoo wut ay fetal donc pël yi bu ñu amee ay fetal ñoom bu ñu amul ay fetal pël yi dañ leen di jeexal voilà indi slash bi ci topp voilà pël yaa ngi nii kii vidéo la boo leen gisee ci àll bi nii dañu dawal seeni moto pël la ñuy làkk boo demee boo déggee seen làkk da ngay xam ni pël la ay pël la ñuy làkk ñoom duñu làkk ñu leneen dul pël donc nii koy gisee nii lii mooy premier danger bi ñuy wax le danger terroriste mu am beneen danger bu ñu wër boo xam ni moom la ñuy wax les sociétés guerrières
mooy société yi nga xam ni adultes yi nga xam ne màgg nañu tey ba am 30 ans 40 ans xamuñu lu dul guerre. ci guerre bi lañ juddu ci lañ màgg ba toll ni ñu toll rey nañu nit reyaat nit da nga ci gis koo xam ni rey na au moins boo compté juróom fukki nit am ñoo xam ne dañuy rey nit di ko trembale nii xool génneel ma kii bi ci topp di ko trem ci mbedd mi gis nga ñii moom la ñu wax les sociétés guerrières xale yii def yii am na ci ñoo xam ne ñu ngi fii ci réew mi tey parce que ñun dañu am benn protocole boo xam ne dañ ko signé dans le cadre de l'espace CEDEAO muy la libre circulation des personnes et des biens ñii tey bu ñu jógee seen dëkk bu dee seen dëkk membre CEDEAO la ñu ñëw Sénégal ñoo ko yow ñoo fi am lenn rek lañ leen imposer nañu dem ci service d'immigration yi tous les 3 mois signalé wu wax seen position nangam ak nangam am na règle bu ñu war a respecter mais duñ ko respecter parce que ñu ngi fii ci réew bi bon déjà booy dox ci mbedd mi di nga leen gis ñun en tout cas Nord Foire boo demee quartier Ouest Foire di nga gis ñoo xam ne wër na la ñii dëkkuñ ci dëkk bi voilà ñu ci bari nag société guerrière yi ci la ñu jóge nga xam ni deret la ñu xam nga sénégalais moom da ngay gis adulte boo xam ne mësuloo gis sax néew bu tëdd sax mësu ko gis ñii nag xool leen dañoo reyaat ba jàmm ñëw seen dëkk seen ndaw yépp ci lii lañ ko def amuñu liggéey jànguñu métier ñu ne léegi ñu ngi ñëw fu mel ni Sénégal fu mel ni Côte d'Ivoire fu mel ni Mali presque mooy seen Paris mooy seen Eldorado fa la ñuy ñëw léegi pour daan si fa seen doole nan la ñu daane seen doole gis nga dëkk bi dafa am léeg-léeg nga gis xoolal les enfants soldats génneel slide bi ci topp ñii ay xale lañ yoo xam ni dañ leen a jàngal ci guerre bi la ñu màggee lii la ñu xam fetal kese la ñu xam dem ba màgg ba war a tekki amuñu métier jànguñu guerre ba jeex na xale yi koo ci gis mës naa rey lu mat fukki nit wala ñaar fukki nit xale yi nag màgg nañu léegi dootuñu ay xale yii ay photo yu yàgg la léegi ay adulte lañ ku ci jógee Libéria ku ci jógee Sierra Leone mbaa nga jógee Guinée da ngay ñëw ne xaaral ma dem